asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum waa Sénégal ak doomi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk si àddina bi maa ngi leen di nuyu di leen ziara tey àllarba fanweeri fan ak benn ci weeru mars 2021 tey jii encore dama fas yéene jàkkaarloo ak yéen def le point de la situation du pays ci surtout li nga xam ne mooy wàllu bi nga xam ne mooy coow lu metti lu ñuy dund boobu ak léegi. bi coow li commencé mooy coow li dox diggante gune gi lee Adji Raby Sarr ak Ousmane Sonko foog nañ ni waxtu wi war nañu dépassé mais ñu ngi gis ni tey la yi fi gën a takkarnaase li ko waral moo di démb le 30 mars 2021 fële ca Diaouba Kabindu ci région Kolda dafa am xew-xew lu bees lu fa am démb lii di commandant de brigade bi di Babacar Moussa Diallo dafa convoqué lu mat fukki nit ak ñeent convoqué leen ca brigade ba yóbbu leen ca tribunal bu Vélingara ñu daal di leen décider placer leen sous mandat de dépôt démb lim ni ñëpp gisoon yaakaaroon ko mooy fépp ci Sénégal ñu ngeen commencé di libérer ki nit ñi ci kaso yi comme ni ko Serigne Mountakha Mbacké ñaanewoon ba tey démb waxoon naa leen ko gannaaw bi ñu libéré ñëpp ba léegi information la boo xam ne vérifié waat nañ ko ba tey fukki nit ak ñeent dugal nañ leen ci kaso bi li ko waral mooy nee nañu ñoom la ñuy tuumaal ñoom la ñuy soupçonné ni ñoom bokkoon nañu ci ñi song brigade de gendarmerie bu Kabindu foofu ca Diaobé ca song boobu bu leen fàtti ni ki mu ngeen am dans la journée du 6 mars 2021 doxoon ci manifestation yi nga xam ne amoon na fépp ci Sénégal naka noonu gendarmerie mi jàkkaarloon ak askan wi reyoon nañ fa lu mat ñaari jeune bi ñu foogee ni coow li jeex na dans la nuit du 7 au 8 ki di commandant de brigade bi di Babacar Moussa Diallo ak ay nitam dem nañu fekk nit ñi ñu nekk seen biir kër fëgg leen benn par benn jël leen yóbbu leen foofu ca brigade de gendarmerie ba ci témoignage yu bare yi nga xam ne Kéwoulo am na ko parce que ko conforté ak ay photo jeunes yi nee nañu dañ leen a torturer métital leen guddi gi yëpp foofu ca brigade ba ca ëllëg sa ñu jël leen yóbbu leen fële ca Vélingara naka noonu même métital même torture yi lañ leen defoon foofu ca Vélingara tax nag gi di procureur de la République xamaleen ni duñ leen placé sous mandat de dépôt tout de suite nañ leen bàyyi ñu ñibbi mu mel ni bàyyi nëggandiku avec obligation de se mettre à la disposition saa yu leen justice soxlaa ñu ñëw wuy si loolu moo xew démb ñu ñëw wuy si commandant de brigade bi nga xam ne moom lañ jàmbaarloo woon keroog ñu placé leen sous mandat de dépôt kon xibaar bi mooy fukki nit ak ñeent depuis démb ñu ngi ci kaso Kolda lu ñu leen di toppee mooy attaque brigade de gendarmerie bi nga xam ne moo am ci Diaobé Kabindu Diaobé Kabindu la fa xew pratiquement xewul fenn ci Sénégal mais bu fekkee ni Bignona moo gën a bëri ñi nga xam ne seen bakkan rob na fa ñu di encore beesalaat suñu njaal ci seeni mbokk di ñaan yàlla suñu doom yooyu suñu rakk yooyu génn àddina yàlla xare leen ci àjjana yu gën a kawe ñu matalee fa seeni ndaw avant ñu yegg ci manifestation Ousmane Sonko Adji Sarr ba mu indi coow loolu problème bu doy waar moo nekkoon foofu ca Kabindu ca Diaobé diggante commandant de brigade bi ak population yi man Babacar Touré nekkoon naa témoin ci benn fii benn xale bu jigéen moo organisé woon mariage am jëkkëram dafa nekk bitim réew moom mu organisé benn ndaje bu ndaw teg ay chaise ak ay xaritam pour ñu ñëw féetal ko mariage am gendarmerie dem fa tas mariage bi jël chaise yi yóbbu ko ca brigade ba na xale bu jigéen bi il faut pour bu soxlaa jël ci chaise yi na ko ñëw jël si xale bu jigéen bi demut ay mbokkam coow la rëy foofu ñu woo ma man fii ci Dakar ma woo commandant bi di ko ñaan laaj ko lan moo xew parce que ñii ñu ngi wax ne nañu fitna la leen teg daf leen terroriser mayu leen jàmm mu ne ma noonu na ñëw ma jox ko bu ñëwee moom laay jox chaise bi xale bu jigéen bi rassuré dem pour jëli chaise yi nga xam ne brigade de gendarmerie bi saisir nañ leen commandant bi dafa arrêté xale bu jigéen bi
garder na ko ca brigade ba lu weesu juróomi fan ci simplement koo xam ne dafa organiser mariage nee na dañu nekk ci période de pandémie mais li ci gën a ñàkk yërmande ci yëf yi xale bu jigéen bi mbaaxam ci biir garde à vue bi foofu mu tëdd ci gris bi fa la ko gisee mu garder ko du mardi jusqu'au lundi ba ca topp doog ko déféré au parquet bu Vélingara ba mu fa yeggee procureur dafa bàyyi xale bu jigéen bi rek nekk dellu wax leen bu ngeen demee ngeen ci récupérer seen chaise mais encore pour ñu jëlaat chaise bi commandant bi daf leen fayuloo amende ñu définit pour nit koo xam ne da ngay veiller sur l'ordre public nit ku bëgg parce que commandant de brigade wala ngay militaire wala ngay policier taxut nga gën nit ñi taxut nga moom nit ñi dañu war a jël yërmande def ko ci lépp lu ñuy def mais il a fallu ñu fayekuloo leen xaalis pour ñu ñëw jël si chenille 16 te loolu du wax joo xam ne nëbb nañ ko xamale nañ ko ñi nga xam ne mooy kilifa yi gendarme boobu di Babacar Moussa Diallo donc mu nekk contentieux bu ndaw bu doxoon digganteem ak population yi mais muy waxu illustration bi ma leen jox mooy affaire xale bu jigéen bi nga xam ne mariage am la doon fête rek ak ay xaritam boole ci interdiction de rassemblement boobu interdiction la boo xam ne gouverneur bu Dakar moo ko jël ça ne concerne pas le reste du Sénégal mais faisant fi de tout ça daf leen imposer dooleem mais lu bokkul ak loolu population yi dañuy wax tout le temps dafa am ay problème ak ñoom muy borom Jakarta yi muy ñeneen ainsi de suite donc c'était en quelque sorte benn cocotte minute la bu nekkoon foofu manifestation affaire Ousmane Sonko dafa nekk effet bu ko déclenché rek ñu war a mën a bàyyi xel ci yëf yu mel noonu moo tax nag même bu ñu koy ñaawlu excès de zèle parfois de la force publique sur les citoyens lu ñu war a wax la lu ñu war a ñaawlu la parce que l'objectif de tout le monde mooy la mooy Sénégal amat dal Sénégal amat jàmm suñu jógee foofu ca Diaobé Kabindu démb am na benn xew-xew bu doy waar tamit bu am fële ca New York mu di suñu mbokk bi Ousmane Tounkara mi nga xam ne démb jàkkaarloo woon na ak juge bi parce que bu fekkee ne Ousmane Tounkara nee nañ leen dañ ko tuumaal terrorisme moo tax ñu jàpp ko li ko fa bàyyi du wàllum terrorisme la ko fa bàyyi wàllum këyit la lan moo xew dafa fekk ni dafa am nit ku jege Ousmane Tounkara bu ñuy xool tey ci autorité sénégalaise yi ki gën a jege Ousmane Tounkara consul général bu Sénégal bu New York mu tudd El Hadj Amadou Ndaw moo ko jege parce que El Hadj Amadou Ndaw moom ak jabaru Ousmane Tounkara ñoo bokk benn baay donc famille la moom mën na xam situation administrative bu Ousmane Tounkara position bu Ousmane Tounkara jël par rapport au gouvernement sénégalais foofu damay def taxaw seetlu dama condamné avec la dernière énergie sortie bi nga xam ne Ousmane Tounkara def na ko parce que kenn amul droit woo pour nu dóor kenn amul droit woote pour nu rey kenn amul droit di menacer ay nit de mort et cetera de la même manière ne ma condamné waxu Dumburu Sow mi wax ni pël yi yor leen seen jaas yi ku bañ Macky Sall falu ngeen cor ko ngeen reyante ak moom de la même manière laay condamné li nga xam ne moo di propos Ousmane Tounkara bu mu jéggee loolu El Hadj Amadou Ndaw moomu nga xam ne mbokkam la moo xam ne Ousmane Tounkara phase bi mu nekk ay kayitam jeex na période boobu la profito boolee ko ak autorité américaine accusé ko de terrorisme parce que bu dee Sénégal mun nga dem brigade de gendarmerie porter plainte déposer sa plainte nga ñibbi te duñ la laaj carte d'identité ay dëkk yu avancé ak ay police judiciaire muy France muy Amérique muy Italie muy feneen sa boo jàkkaarloo ak policier première chose bi ne laaj mooy ani sa pièce d'identité ñu xool ndax sa pièce d'identité valable na wala valable naka noonu bi ñu boolee ni Ousmane Tounkara dafay def ay actes subversifs appel au meurtre d'autorités et de citoyens sénégalais waaye it wax ni acte terrorisme lay def bi ko américains yi FBI ñoo jàpp dañ ko lambar gis ni moom luñ koy tumaal ci wàllum terrorisme nekk ko ca mais buñ ko laajee ay kayitam dañu fekk dafa nekk ci phase boo xam ne dafa renouveler ay kayitam defagu ko loolu tax na ñu jëlee ko ci loxol FBI jox ko IC mooy service migration bu États-Unis ñooñu placé ko en détention depuis le 8 mars bi ñu génn ba tey mu ngi foofu démb nañ ko doon àtte ki nga xam ne mooy avocat xamal na ni Sénégal gannaaw bi justice américaine xool nañu gis nañu il est en situation irrégulière malgré que def na fa fanweeri at ak juróom te am na fa juróomi doom
loolu taxut waxtu wi ñu tollu dafa nekk en situation irrégulière américain dañu décider dañ koy delloo Sénégal mais avocat am taxaw na ne leen kii bu ngeen ko delloo Sénégal danañ ko bundu xatal danañ ko tëj kaso danañ ko maltraité amaana sax ñu rey ko wala ñu sonal ko comme le cas Assane Diouf daf fi nekk. Américains yi ont été très sensibles dégg nañu kàddu googu la nga xam ne am avocat bi wax na ko waaye it kàddu gi nga xam ne mooy pétition yu sénégalais yu bare signé xamal àddina ni Ousmane Tounkara mii ñuy tuumaal du ab terroriste na ngeen ko bàyyi mu toog fi Amérique la ko mooy bu ñu ko yóbbee Sénégal dafay am ay jafe-jafe américains yi nee nañ leen dégg nañu li ngeen wax dinañu jox beneen tribunal mu seetaat yooyu. léegi Ousmane Tounkara dañ koy continuer garder ko en détention en prison ba le 27 avril bi ñu ñëw justice américaine dina décider mu wax ni dina ko bàyyi wala du ko bàyyi donc ñi nga xam ne ñoo signé pétition yi ne leen Ousmane Tounkara du terroriste bu leen ko delloo njabootam mu ngi fii Amérique njabootam soxla na ko Sénégal fii la ko soxlaa ñooñu bu yaboo ngeen beesalaat encore seen pétition ngeen bind seeni courrier ak seeni lettre ngeen yónnee ko parce que l'objectif d'un consul l'objectif d'un État c'est de protéger ses citoyens waaye nekkul ngay jël say citoyens nga jébaane leen pour xam situation ki nga xam ne moo di Ousmane Tounkara dafay fekk nga bokk ak moom dafay fekk nga jege ko dafay fekk nga di waxtaan ak moom tax na pour nguur pour sauvegarder seeni privilèges ak seeni prébende kii di El Hadj Amadou Ndaw hésité wul benn yoon ki nga xam ne mooy doomu ay jarbaatam mooy papa yi ay jarbaatam mooy jëkkëru sëram mu sacrifié ko signalé ko nii coow lii yemul ci Ousmane Tounkara kase parce que waxtu wii ñu toll képp koo xam ne d'accorduloo ak lii nga xam ne complot la wax nga ni lii complot la mu jaral la lu ne tandis que de l'autre côté journalistes yu bare taxaw nii dañuy jàppale tappalekat yi ñooñu am nañ seen tàngali bonbon bu ñu leen jox ñun ñi nga xam ne nag taxaw nañu ñu seet lu dul dëgg rek ñu wax ko ñu seet suñu tëraayu bàmmeel ñu seet Sénégal ñu sacrifier lépp dañ ñu jël ñu def ñu ci viseur dëgg la ba tey Babacar Touré mu ngi toog ak yéen di waxtaan ak yéen mais ci ginnaaw jël naa pause pendant presque 10 jours yoo xam ne génnuma ci télé waxuma dara jàpp sama njàmbur parce que boobu léegi man it gis naa ay nit ñoo xam ne xamuma leen ñu di ma topp di ma seet mais man bu ngeen ma toppee bu ngeen ma seetee bu dul sama kër sama bureau ngeen may gis du ma dem ci ay baar du ma màndi du ma taxawaalu du ma lambar yi du ma taxawaalu loolu lu leer la mu bëgg tout de suite ñu xam ko parce que li ko mooy dañuy perdre seen temps beneen chose bi bu importante depuis quelques jours bëgguma ko woon wax parce que coow lii du Babacar Touré déedéet coow lii mooy li xew mooy li ne fàng Babacar Touré enquêteur la tey jii su ma enquêté génne résultat bu la arrangé di nga ma tàccul suba bu ma enquêté wone ci loo xam ne yow da nga far ci benn camp danga may mere danga may saaga loolu du wax ji parce que ñu bëri nee nañ ma Françoise Hélène Gaye sa coow ak moom mën na leen déedéet Françoise du ma mës a coow ak moom sama sœur la sama jigéen la dafa fekk mu jàpp ni fii dafa war a far fii wala dafa war a jàppale fii man ma won ko ni man ànduma ak yow ci fii li nga xam ne mooy résultat enquête ak ay investigation yu ma def ma jox ko résultat yooyu mën nañu bañ a d'accord ci loolu mais au-delà de ça sama sœur la sama jigéen la sama xarit la te dañuy waxtaan Françoise ak ñeneen ñi mu àndal dañu mettre en place benn structure boo xam ne c'est hyper important pour ce pays parce que au-delà de Adji Sarr pour man waxu tàppale la pour man waxu complot la mais bëri na xale yu jigéen ñoo xam ne ñu ngi leen di violer ñu ngi leen di siif ay jigéen sax ñoo xam ne ñu ngi sëy ñu ngi may woo man Babacar Touré wax ma ni lii moo yàq suma vie sama nijaay moo ma ko def sama papa moo ma ko def wala sama maam moo ma ko def wala boog ki ñu ma dénkoon mu di ma jàngal moo ma ko def tous les jours je suis confronté à ce genre de témoignage yu terrible su ma gisee ay jigéen ñu jóg ñu mel ni Françoise Hélène Gaye ñu mel ni ñeneen ak ñeneen pour ñu ñoo jàppale ñu ci loolu lañ soxla parce que association yi fi jógoon ne ñoom ñooy défendre les droits de l'homme nañ ma baal ak mais pour man defuñu seen devoir su may tudd danaa wax AJS association des juristes du Sénégal man ñi nga xam ne ñooy ñëw si man di wax ak man pratiquement ñëpp jaar nañ ci AJS gis ni dafa lu ñu leen benn njariñ amaluñu leen benn njariñ di leen dig ay avocats yu ñu dul gis di leen dig accompagnement boo xam ne duñ ko gis ñun sant yàlla
am ku mat kilifa muy avocat bi maître Clédor Ciré Ly taxaw di ñu accompagner ci combat yu mel noonu ñu ñaan sénégalais ñu jàppale ñooñu parce que dañu bari am na ñoo xam ne seen histoire rendre nañ ko public am na ñoo xam ne seen histoire ñeme mu ko nettali fenn ba ci ay kilifa yu nekk ci biir réew mi ñoo xam ne bu dul ñoom seen sœur seen jarbaat def nañ leen ko ñu di ko noppee mais man Babacar Touré yàlla moom mu nattu lii ñoom dañ may revenir bu yàlla defee ñu nekk ci combat bu mel noonu bu ñu noonoo les uns les autres parce que li ñu bëgg mooy Sénégal am jàmm utiwuñ ci jaajëf utiwuñ fi yaa fi mën utiwuñ fi yaay jàmbaar déedéet lu ñuy seet mooy suñu conscience ñu nekk kit ak suñu conscience bu ñu génn àddina bi ñu am l'esprit que li ñu waroon a def nañ ko. Babacar Touré wax naa leen nit ñu may topp ñoo xam ne xamuma leen mais dafa am ay acte de vandalisme ak de voyou yoo xam ne def nañ ma ko c'est quelque temps xam naa ni ab wëndëng buy wër rek mënu ko dañ ma fiché fi nga xam ne mooy Western Union ça veut dire man mënatuma yónnee xaalis kenn mais kenn mënuma yónnee xaalis xaw ma nag lan la ñu wax xaw ma lan la ñu bind waaye seen yoon xaw ma lu ñu leen mën a gëmloo ba ñu gëmloo leen ni Babacar mii dafa dangereux idée yi muy wax dafa dangereux parce que man ki ma xam ne Babacar mu ndaw mi waxu jàmm rek lay wax du dugg mukk ci waxu fitna ba ma foog ne ci Western Union rek la ñuy yem depuis démb gis naa ni sama compte Facebook dañ ko supprimer Facebook dafa supprimer sama compte Facebook parce que dañ ma signalé comme nit ko dangereux dañ ma signalé comme nit koo xam ne dafay joxe ay idées yoo xam ne day indi fitna ci réew moo tax gannaaw sama 5000 xarit yi nga xam ne yéen a ngi ci Facebook dama am yeneen presque 2000 xaw ma 3000 personnes ñoo xam ne ñu ngi doon en liste d'attente bëggoon ñëpp nekk samay xarit ma wax leen nii à partir de tey seen xarit Babacar Touré nekkatul ci Facebook daf may gën a noppal sax def naa signalement pour xamal leen ni yooyu ñu may tuumaal defuma ko laale ma ci xamuma ci dara mais période boobu daf may permettre tamit ma mën a toogaat donc ñii nga xam ne bëgg nañu continuer di suivre Babacar Touré soit ngeen dem abonné wu ci page Kéwoulo bi nga xam ne ba léegi mu ngi ci Facebook bi nga xam ne laalatuma dara ak moom wala ngeen dem dugg ci groupe Kéwoulo bi nekk ci Facebook bi mën ngeen continuer di fa suivre suñuy activité wala ma ñaan leen yéen ñi ngeen xam ne yéen a fas kóllëre sama diggante ak yéen continuer leen abonné wu en masse ci page Facebook chaîne YouTube bu Kéwoulo waaye it ci site bi kéwoulo.info bu ko defee dinañu mën a continuer suñu liggéey bi parce que bés bu ñu leeree nii yéen sénégalais yi wóolootoo leen ñu bés bu ñu leeree nii yéen sénégalais yi déglootoo leen ñu man Babacar Touré damay retiré wu mais tant que am na ay sénégalais yoo xam ne nee nañu ma ñu ngi lay déglu li ñuy wax daf ñu amal njariñ dinaa continuer naa bañ a nekk ci Instagram naa bañ a nekk ci Facebook naa bañ a nekk ci Twitter naa bañ a nekk ci YouTube ak fu mu mënti nekk dinaa continuer wax parce que li may wax du lu ma neex yàlla bu ma nattoo métier bi nag ma war koo jox ak xam ba mu mat sëkk jërëjëf yéen sénégalais yi lii mooy xibaar bi nga xam ne newoon naa dama leen koy war a jox tey démb Diaobé Kabendou 14 jeunes gannaaw bi ñu wootee jàmm yóbbu nañ leen dugal leen ci kaso bi Ousmane Tounkara jugé nañ ko démb yóbbu nañ ko ba le 27 avril pour xool ndax nañ ko bàyyi mu nekk Amérique wala déet man Babacar Touré signalé nañ ma ci Western Union mënatuma jot xaalis mënatuma yónnee xaalis man Babacar Touré mu ndaw mi accusé nañ ma subversif accusé nañ ma peut-être pas terroriste mais xaw ma leneen ak leneen lan la mais waxtu bii may wax ak yéen amatuma Facebook ma di ko gërëmee yàlla parce que am na nit ñoo xam ne ñun bu ñu amul loolu rek ñu jël di ñaan yàlla mu indi jàmm ci Sénégal sàmm leen sàmm kenn ku ne si ñun jërëjëf.